mbokk yi di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag see yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës Cheikh Tidiane Gadio di jàkkaarloo kon tey jii ak juge ba fële ci États-Unis gannaaw ba ñu ko tegee loxo ba mujj ko may bayib négandiku tey jii kon dana xëy jàkkaarloo waat kon ak àttekat bi bokk ca la ñu koy toppee mbirum ger ay pot de vin yoo xamante ni nee nañu jot na ko ca benn transaction bu ñu doon def ak réewum Tchad ca la jotee koppar yoo xamante ni jàpp nañu ni foofee ci réewum États-Unis du woon yoon ay commerçant sénégalais yu nekkee kon fële ca Gabon ñoom it am le ak yoon jamono ji police bu Libreville moom moo leen teg loxo loolee gannaaw ba ñu fa agressé ay canadien la ñu leen di tuumal nag moo di ca waxtu woowu non assistance en personne en danger ca jamono ja ñuy songee ñooñu defuñu dara ngir jéem leen wàllu dañu doon sax sàkku ñu bañ a woo police loola tax ñoom ak ñeneen teg nañu leen loxo ci waxtu wi mu di xibaar boo xamante ni kilifa yi foofee kon dëggal nañu ko l'école bi ci wàllub CRIS lycée communal bu Missirah soriwut kon Tambacounda foofee professeur personnel administratif ak proviseur yi foofee coow ma nga seen digg lycée ba ca boppam la ñu jàpp ni kon dafa wopp lu fa xew dëgg des na fa fekk ji suñu ndaw ca boor yooyee Moussa Oumar Gueye kon moom moo ñu ci indi ay leeral jamono joo xamante ni syndicat yi ci wàllug njàngale mi ñu ngi ci diggante préavis de grève ak banque seeni loxo at mi tàmbalee perturbé ñaari weer kot ba ñu ubbee kon l'école yi ngir nag mbir mi gën a bañ a kale indi jafe-jafe ci bii secteur muy jàngalekat syndicaliste ak élèves ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu daal di rek kon respecté ay engagement ma bisub tey ji moom la ñu jagleel wàllug tukkikat yi ci àdduna dinañu ko waxtaanee ak njiital Horizon Sans Frontières monsieur Sey Boubacar kon mi ngi ci plateau bi mooy doon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi ci Sey ma lay nuyu di la dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi. Ngoone maa ngi lay fay. di nuyu ñëpp ñuy waa Sénégal yëpp. mi ngi noonu situation tukkikat yi rawatina jamono joo xamante ni bari na jafe-jafe yu ñu ni moom la ñuy dund danañu ko waxtaanee ca kanam tuuti mbokk yaa nga kon nis tuut ñu yaatal xibaar yi. dellu nuyu leen rafetlu waat ànd bi ak télévision Futurs Médias Cheikh Tidiane Gadio tey jii muy jàkkaarloo kon ak yoon fële ci États-Unis moom jëwriñ jooju ñu fi dénkoon wàllug bitim réew ña nga ko fa tegoon loxo ay fan laata kon ñu ko bàyyiwaat may ko bàyyib négandiku waaye ca bàyyi boobee mënta génn kon réew ma loolee ci dossier bu ñu koy toppee ci wàllu ger ak blanchiment seetal xaalis bu ñu jàpp ni lewul ñu daal di gis daal ni dafa jot loo xamante ni du woon yoon ci kon mbir yoo xamante ni ay dossier la ak benn entreprise kon bu Chine fële ca réewum Tchad ñu jox ko ca koppar yoo xamante ni daal jàpp nañu ni ca États-Unis jaarul yoon loole nag tey jii dana ci indi ay leeral ci kanamu juge bi niñ ko waxee gannaaw ba ñu ko maye bàyyib négandiku ci kaw caution boo xamante ni versé na ko moom sëñ bi Gadio waaye commerçant yu nekkee fële ca Gabon Libreville police moom moo leen daal di rek teg loxo la ñu leen tuumal nag moo di ceetaan jamono joo xamante ni ña ngay agressé ay ressortissants yu cosaanoo ca Canada ñëwoon kon foofee ca réew ma xibaar bi kilifay Sénégal ca Gabon kon dëggal nañu ko noonu. mu mel ni jafe-jafe la kon ci ñooñee nga xamante ni ay doomi réew mi lañu ay it ña ngay jéem a daw di wuti leneen feneen ca beneen réew ca Gabon am le waxtu wi ak yoon bisub tey bi ñu jagleel wàllug migrant tukkikat yi ñu ngi leen koy wax ci ndorteelu ko xibaar yi ñu am ci gan monsieur Sey ma dellu nuyu la njiital Horizon Sans Frontières di leen ndokkeel ci bis bi. Ngoon ñu ngi lay fay. muy situation yoo xamante ni li ma daane léegi ca Gabon gaa ñi dinañ koy faral di dund génn sa réew dem feneen am le fa yoon mu nekk xeeti jafe-jafe ci cas bi ñu ngi leen di toppee seetaan non assistance jamono joo xam ne ñu ngi agressé yeneen i doomi réew. absolument comme tey ni nga ko waxee rek tey immigration moo yëngu. immigration moo nekk damay wax ni sax même xolu géopolitique mondiale ba nga xam ni tey problème yi yëpp dafa bëri problématique yu bëri dossier bi compliqué mu jur ay yi nga wax ni yëpp ba tey am na ay doomu sénégalais yi ñu ngi ko waxee ni am problème fële ci Gabon wax nga léegi problème Cheikh Tidiane Gadio ak yeneen gis nga li am Libye looloo tax na tey ñuy profité effectivement di leen remercier ci invitation bi ci bis bi nga xam ni tey moom la ñu jagleel
migrants yi pour gën a poser problématique yi pour ñu mën a am ay saafara parce que doomu aadama dafa fort et il se trouve que quand même ci biir absence vide juridique bi am tey dans la gestion de ce dossier là nga xam ni chaque dëkk da ngay def lu la neex parce que la souveraineté dëkk bu nekk moo yore say loi di def lu la neex moo jur coono yëpp. ba tax na ñu xalaat ni daal ci cas bi xëy na mën nañ xalaat ni yow déjà nekkoo sa réew yaa nga ci réewum jàmbur boo gisee yenn situation yi xëy na bañ ku la ci taxal wala lenn mën nga taxaw terewul yoon ma ngay dal sa kaw encore mu nekk yenn saay jafe-jafe jeexi jaaxa ci gaañ yi du ñu xam na ñuy taxawee. absolument tey mu nekk ay njaaxare effectivement ay difficultés du ñu war a xoolaat les problèmes d'intégration parce que dëkkandoo dëkk moo metti ba nga xam ni tey li am ci àddina moom lay wax l'échec des politiques d'intégration lëkkaloo bu gis nag dafay am ay problèmes ba nga tax ni rek li ko war a lal mooy respect mutuel ak jégalante su loolu amul rek dëkk bi dafay metti loolu moo indi tey coow li am ci àddina bi parce que il y a un échec des problèmes d'intégration ci àddina bi. dinañu ci waxtaanee waat tuuti rawatina situation bi de façon générale ak yooyu des na ci ñëwaat ak mbiri Libye ma yor tuuti wàllu ko njàng mi ni ma ko junjee ak crise ba ca lycée communal Missirah diggam ak Tambacounda mi ngi def fanweeri kilomètre ak ñett coow li bari na diggante professeurs yi personnel bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite lycée ba demee ni proviseur Moussa Oumar Gueye lañu ci àndal la. ci ñetti atu yàllaa ngi nii ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi nekk ci lycée communal bu Missirah ak seen proviseur ñàkk déggoo bu tar moo fa ne ba tax nag jàngalekat yi daal di takk seen ay brassards yu xonk fas yéene nag yuuxu wàllu jëmale ko ci jëwriñ biñ dénk lépp lu jëm ci wàllub njàngale. nii suñu lycée bii di lycée de Missirah di jàkkoonte ak ay tolof yu bëri te métti lu ko waral mooy ab proviseur bu nga xam ne amul benn xarañte si luñ ko dénk duñu xoqatal dañuy porter plainte dañu jox ay demande d'explication yu tegul si yoon day soofantal ñàkkal fayda suñu décision de classe pour bu nga xam ne daf ñu jox ay notes administratives yu jéggi dayo brassard rouge yi boo gisee ñu takk ko daanaka dañu am lu ñu metti ñu bëgg ko wone te defe naa ni du tey rek daanaka maanaam lañu am comportement bi nii ñun li ñuy yuuxu yëpp kenn dégguñu moo tax pour cette fois-ci ñu woote par exemple bi daje xëy na monsieur le ministre bu ko gisee moom dina jël problème mu Missirah en compte xëy na jéem a saafara suñu problème bi ñu jànkoonte nii. Ibrahima Aïdara proviseur bu lycée communal bu Missirah nee na li nga xam ne ñu ngi koy tuumaal amu ci lenn loo xam ne lu am la nee na jàngalekat yi fi mu nekk nii ñetti critères yi lu jëm ci wàllub expérience xarañteef ak wàllub yàgg ci liggéey bi ak lu jëm ci wàllub doxalin ak am dégg-dégg ak ndigal li nga xam ne moo war a soxeeku ci seen ñi leen di yilif loolu dafa xaw a soxe diggam ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale fii ci diwaanu Tambacounda ñoo war a xar seen tànk tubéy ba indi saafara ci lycée bi nga xam ni moo nekk ci commune bu Missirah seen résultat dafa am solo ndaxte bu ñu xoolee ci wàllum baccalauréat téeméer boo jël am na ci juróom fukk ak benn yoo xam ni jàll nañu su fekkente ni wàllu BFEM la téeméer boo jël lu toll ci juróom-ñaar fukk ak benn yi jàll nañu BFEM fas yéene wuñu faste xànc ak moromam léegi indi luñ leen saafara ci proviseur bi mu jóge fa wala bokk mu soppi doxalin li ci kanam raw. jamono ji syndicat yi yëngu ci wàllu ko njàngale mi bari kon ay coow yoo xamante ni ñu ngi koy coow ak di xultu seen digg ak nguur gi li ñu jàpp ne état diggé woon na ko te defu ko ba tax na ñu ngi tekk ay préavis de grève di kon tàmbale di ñaxtu dëddu classe yi monte bi lekko lu beeg léegi soriwul ba tax na muy jàngalekat waaye it ñii di ndongo yi ñu ngi bëgg état daal di jublu ca boobee situation ngir raat mu dallu seeni copa bi sekk ak préavis yu bari yi nga xamante ni syndicalistes yi daal nañ koy déposé ci table gouvernement bi tax na ñu ci bari nag daal nañu am njàqare ci lu jëm ci wàllu njàng mi ñu ci bari yaakaar ni boo moytul dina am ay rëq-rëq syndicalistes yi ñoom ñu ngay sax gën a di dànkaafu gouvernement bi ngir yéen ñu digle woon ak moom ñu daal koy respecté. moo tax ñu gisoon ni élèves yi suñuy élèves lañu jàngalekat lu mu def te jàngalewul gisu ci boppam moo tax ñu bàyyi woon lépp ñu tëral ñu nekki ba at bi mel ni mu mel mais depuis ci vacances yi dégg nga yëglu yi commencé na préavis de vague yi dem na préavis mooy lan ñun kat ñi ngi naan leen li ngeen waxante woon ñun ñi ngi leen di laaj tout simplement ngeen sàmmoonteel ko may nañ leen diir bu ngeen ca neewul ñu nit ñu def la nga xam ne dañu jàpp ni ñun moom la ñu am pour effectivement ñu dégguñu. njàqare bi ci diggante waajuru ndongo yi la ak ñi nga xamante ni ñooy xale yi jàng ci lu jëm ci wàllu l'école bi. donc tey état moo war a xam ni dara gënul ñaaw nga signé ay engagement te doo ko respecté nañu dimbali nag
mu respecter ay engagement am pour sauver aussi suñu doom bi parce que ñun aussi amuñu lu dul suñu doom. waaw même bu dul xaalis bi sax dafa war a respecter engagement yi te une promesse est une dette loolu la tubaab bi wax diggee bor la. waaye ñii di syndicaliste yi jàpp ni jafe-jafe mën na bañ a am bu fekkee ni rek gouvernement bi respecté na kàddoom. parce que ci revendication yi amul lu bees lu ci yokk dan ni lañu digaale woon ak yéen ngeen bindoon ko ci kayit jàpp ni lii kat amul benn solo ndax lu ngeen mën a def la loolu rek lañu taxaw di fàttaliwaat nguur gi. loolu sax tax waajuru ndongo yi di ñaan gouvernement bi la mu digale woon ak ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi ñu mën ko amal ngir jàmm ni ñooy. ñu gën a def ay concession ñu gën def ay ñi ngi def ay concession parce que tey bu ñu defuloon ay concession du ñu agsi fii mais quand même ñu yokk concession yi pour que aussi ñu jéem a sauver année scolaire bi aussi moom mooy sauver sunu avenir u njaboot. jamono ji nag école bi xaw na yëngatu ñuy ragal sax ni ba moytuwul ren jile yeneen i perturbation dina am rawatina ci at mu bees mi ñuy dugg. beneen secteur boo xamante ni it ma ngay coow wàllu dem ak dikk transport interurbain bi assemblée générale la ñu xëyee ñoom kon bëgg ñu daal di defaraat parc bi waaye it yoon yoo xamante ni kon jaar ci tey jii dafay jafe am na it ponk yoo xamante ni nguur gi mi ngi ci bëgg a jëm demee ni permis à point bi ak yeneen nee nañ nag bu fa yeggee foofu danañu ci taxaw jàkkaarloo ak nguur gi vice président kuréel gi Jibi Ndiaye àdduna ci micro Salif Sow. li tax ne ministre bi xamul transport dafa xëy rek wax loolu wax ko ci benn réunion jëm wax ko assemblée te loolu duñ ko def ndax moom moom suñu oto benn ñaareel ba ñun on est indépendant et on est des privés ma jox la exemple bu ndaw ma jógee Dakar 20h egg si Xombol 22h ñu ne ma tey oto bi fi lay fanaan est-ce que moom mooy joxe frais wu client yi fu ñuy fanaan jour boobu 22h Xombol mais loolu xel mënu ko nangu. am na yeneen xalaat yu mën a tax bu leen accident la ñuy wàññi am na yeneen xalaat te accident mënul ñàkk. accident mënul ñàkk ci transport mënul ñàkk ci Sénégal mënul ñàkk ci monde bi la preuve tey avion bu daanoon lu ñuy wax catastrophe mais accident la donc accident mënul ñàkk kenn mënul fexe ba accident du am c'est pas possible l' essentiel nag fi mu toll mettons les conditions pour accident du mën a am conditions yi mooy lan wut oto yu bees yaatal tali yi Dakar tey fooy traversé amul sax passage piéton bu leer tracasserie yi tey ma jox la benn exemple benn oto buy daw ñëw ba benn point A ñu arrêté ko téye fa chauffeur bi perdre ko temps merloo ko mais kooku bu jógee rek mën naa def lu ne. cadre juridique boobu mën na jaar ci cadre routier privé maanaam cadre routier privé mooy tax man tey mu mën a teg samay oto am benn espace aménagé ko di fa def ay départ ci ay heures yu baax benn ba pare def ay oto yoo xam ne oto yu confortable la loolu mooy cadre bi nga xam ne moom la ñuy demandé te loolu c'est possible am na décret yaa ngi fi mais autorisation yi rek moo des mais nag bu ñu amee bus yu bees day loolu da koy accompagner ba nga xam ne day nekk en vol. Njëriñ la ñuy daal di wutali ak ay jafe-jafe ci wàllum ndox naka noonu courant waaye it yeneen yoo xamante ni gaa ñi ne nañu teewoon nañu ko te gisuñu ko fa loola tax COJER ni ànd nag askan wa wàcc nag ca mbedd ma ngir daal naqarlu ñàkk a wekk goo xamante ni nguur gi ñàkk na leen ko wekk rawatina njiitum réew mi la ñu wax ñu joxante woon rendez-vous ca buntu foyer ba nga xamante ni gone ya la ñu ko jagleel waaye may ñu leen ñu yàgg si ca biir Simon Sarr mooy coordonnateur COJER bu Nguéniène ci micro Cheikh Anta Diop. li ñu soxla mooy courant amu fi. courant amu fi. commune Dianda courant amu fi. abri provisoire am na fi. les jeunes sont au chômage tous les jeunes nag. yoon wi entre Nguéniène et Thiadiaye c'est une promesse qui est restée promesse boo xam ne dafa lettre morte la amul. ndox bi ci génn ko problème la. courant bi ci génn ko problème la. béykat yi jaaxle li tax ñu jaaxle mooy matériel bi ñuy wax di ko coow dégguñu ko. man mi béykat laa. foyer bi dañoo yegg si à notre grande surprise ñu ne ñu foyer bi def nañ fi sax fukki réunion yéen sama ngeen ñëw fii bon ñun ñëw bi ñu ñëwee ñu ne ñu mën ngeen def réunion benn ñu ko fii def mais bi ñu programmé réunion bi ñu gis ne ñun ñu ngi bëgg a wax li métti commune bi. comme ñoom dañuy nëpp li métti commune bi nañu nag foyer bi nag dañ leen ko doon aal di leen wax ni foyer la mais désormais maison du parti la maison du parti boo xam ne amul photo couleur parti bi amul photo parti bi amul logo parti bi des bâtiments comme ça ban ngeen mës a gis maison du parti bu mel nii ñoom dañ koo soppi ci seen i xol ak seen i xalaat ak seen i wax mais administrativement c'est le foyer des jeunes et puis sax c'est honte ñi ànd ak Tanor dañuy gàcceel Tanor parce que Tanor commune Nguéniène bu amul foyer des jeunes ñu jël foyer bi ne maison du parti la ana foyer bi donc kon nañu demandé Tanor mu tabaxal jeunesse bi foyer
député maire Farba Ngom moom ma ngay waxaat ci 2019 ca Ndiaffane Sorokoon foofu nag jàpp na ni opposition ba duñu leen fa may dara Alassane Ba moo taataan ay kàddoom. fii ci biir Ndiaffane maa ngi leen di sas benn sas incha allah te loolu tiituma ko ragaluma ko ndax fii ci bureau de vote fii ci Ndiaffane Sorokoum bureau de vote yëpp opposition tout réuni élection législative dernier 6 voix xaw ma 5 voix lañ fi am yaakaar naa même ñooñu dañoo juum te bii pa dañuy fexe même ku gumbo woon dañ ko yóbbu ci ophtalmologue ñu defaraat bët yi ba nga xam ne kenn du juum ba jël sa carte ba jox ko keneen ku dul Macky Sall. Population de Ndiaffane Sorokoum, de Ndiaffane Belitindi, de Sinthiou Boumak et de Sila Worgo font partie de la commune des Agnam. Tous ces villages-là dëkk yëpp dëkk bu ci nekk rek mën nga wax ne am nga 97% 96% on xawma sax yooyu résultat ndax c'est du soviétique wala c'est du agnamois. Du 2019 tous les bureaux de vote de Ndiaffane Sorokoum seen procès verbal bu ñëwee ma bañ a gis benn carte rek bu naan juum naa nit mën naa nekk gumbo mais incha allah bu boobaa su yàlla dogalee dinaa fi indi ay ophtalmologue qualifié taxaw même ku nekkoon gumbo ñu opéré sa bët ba ñëpp mën a gis. Ndiaffane googee nag ñu daje woon fa ci diirub ñetti fan ngir dellusiwaat ci culture futanke ña nga ko bàyyile woon Farba Ngom moomee Abdou Latif Coulibaly gunge ko amit ay kilifa yu ba woon ca Mauritanie Alassane Ba. woy wi daanaka yëngal na képp kuy cubbaloo fii ci Fuuta. daanaka boose yëpp ñoo joxante rendez-vous fii ci Ndiaffane Sorokoum dëkk bi nga xamante ni bëri lool taarix liñ ci jublu mooy fexe ba gëstuwaat diversité culturelle fii ci Fuuta. mbooloo mi 72 heures Ndiaffane ñi nga xam ne ñoom ñii ñoo ko choisir xalaatal ko seen bopp ne Farba Ngom yaay suñu parrain mënuma def leen lu dul gërëm leen ci sama tur ak tur président de la république. ay maire yu bàyyeekoo ca Mauritanie jot nañ fi teew nekk ay invité bokk ci 72 heures journée culturelle yi. Mauritanie et Sénégal. suñu teewaay fii ñun ñi maire yu fare ca Mauritanie day wane ne rek Sénégal ak Mauritanie benn askan la daanaka dex bi rek moo ñu séparé. loolee mooy wane ne culture ak nation ak li nga xam ne mooy xeet frontière yi nga xam ne moo ñu xàjjale frontière yoolee li nga xam ne mooy culture ak nemmeeku xeet bokkul ci li nga xam ne lii mën nañ leen téye frontière mën nañ leen a téye seen taxawaay fii wara na ne ñii féetee fale ca wàll gaa ñu féetee wàll gi benn lañu. juróomi waxtu passé ñoom ñëpp ñu joxante rendez-vous ci wetu dex gi li ni mel ngir seetaan prestation yi. activité yi ni mel nag ñuy sàkku mu fi gën di am. def ay journée culturelle neex na mais benn bés ñaari bés la yem mais après buñ deful ay plan état bi buñ deful ay plan ci collectivités locales yi buñ deful ay programme ci population pour ñu mën a garder culture boobu mën ko yóbbu États-Unis mën ko yóbbu France mën ko yóbbu partout ci àdduna bi pour ñu mën a dund bu dul loolu bés dina ñëw. kenn dootul xam kan lan mooy pël lan mooy olof lan mooy séeréer yeneen lakk lañu fi indi yeneen dund yeneen comportement et puis loolu moo tax actuellement pour sax nga jur sa doom yar ko li nga ko war a yaree c'est un problème télé moo la ko yaral. woykat wi di Baaba Maal jot na fi teew itam bokk ci fête bi moo nar a tëj sax soirée bi. wax nañ leen ko ci ndoxteelu xibaar yi Cheikh Tidiane Gadio mi war a jàkkaarloo tey jii kon ak juge bi loolee gannaaw ba ñu ko tegoo woon loxo ci mbiri guerre ak seetal xaalis bu lewul kon ba mujj ko may bàyyi négandiku ci kaw caution bu mu versé dana indi ay leeral ci kanamu juge bi Alassane Ba. dañ koy bàyyi wala dañ koy condamné bés bi nekk bisu dëgg pour kii di Cheikh Tidiane Gadio jëwriñ bi yoroon wàllu biti réew ci gouvernement bu maître Abdoulaye Wade dana janook juge américain bi ñu tuumal ko wàllu guerre
ci ay kilifa yu nekk fële ca Tchad ak Ouganda li nu mel nag ngir fexe ba jox ay droits miniers ak pétroliers benn entreprise chinoise député bi jiite itam luy jot na daanaka ci weerub novembre lañ ko arrêté fële ca Amérique ginnaaw fukki fan yu mu nekk ci détention ñu daal di koy bàyyi def ko ab résidence surveillée jàpp jiñ ko jàppoon nag fële ca Amérique daanaka jur na ay mouvement de soutien yu bëri parti am luy jot na génn andi njàpp ndalam wante itam ñii di député yi mu bokk ci ñoom itam jàppale ko ci li ni mel nguuru Sénégal itam génne ab communiqué xamle ne dana jàppale kii di njiitalu luy jot na nekk citoyen sénégalais. ma nga ko ci mbiri Cheikh Tidiane Gadio monsieur Sey beneen doomu Sénégal ca bitim réew ndem sax am na nationalité ca Amérique tey jii am le faak yoon Cheikh Tidiane Gadio en tant que jiitu Horizon Sans Frontières sa xalaat ci dossier bi ci wàllu yoon. waaw dossier Cheikh Tidiane Gadio moom ñun duñu def lu dul soutenir ko parce que Cheikh Tidiane Gadio doomu sénégalais la bu am ay jafe-jafe bitim réew alors ñun nous avons une position de principe là-dessus doomu sénégalais fu mu mën nekk ci àddina su amee ay tolof dañ ko war a taxaw loolu mooy suñu rôle ñun loolu mooy rôle aussi état ñu ko ci ñaax état ñun nag pour le moment duñu wax lu dul présomption d'innocence parce que mbir mi soo xoolee am na yu bëri yu ci làqu en attendant que la justice mu def liggéeyam parce que xam nga le cas Cheikh Tidiane Gadio li ko indi mooy problème mu États-Unis ak Tchad loolu la ñu suli génn ci yeneen. mais damay rappeler ni fan yële passé le gouvernement américain dafa yónnee ndaw au Tchad pour mu jox ko l'exclusivité de l'exploitation du pétrole ñooñu bañ ñu xëy suba teel boole même Tchad ci dëkk yi nga xam ne warul dugg États-Unis sur le décret anti-immigration boole ci jole sulli le cas bi nga xam ni tey moom la ñu bëgg a téye Cheikh Tidiane Gadio mais je rappelle aussi que Cheikh Tidiane Gadio dafa manifester woon son soutien à Hillary Clinton lors des élections présidentielles yooyu yëpp tey tax na ñun suñu xel tey ci parce que boo xoolee États-Unis affaire doole wàllu yoon amee ñàkkut ñu war a mën a xalaat yeneen yu fiy jaar. waaw mais justement jaay doole am na fi parce que ñooñu di jiiñaate ñoo gën a tax ñëpp. ñoom ils sont impliqués partout à travers le monde seulement États-Unis dafa nekk dëkk bu am doole rek ñu taxaw di def leen neex loolu aussi may ñaax les États africains dont le Sénégal ñu taxaw Cheikh Tidiane Gadio doomu Afrique la doomu Sénégal la dañ ko war a taxaw ci difficulté yooyu ba mu ñibbisi parce que ñu koy jiiñ ñoo gën a tax. ñi koy ji ñoo gën a tax mais comme jamono ji ñoo yor doole ji tamit mbir yi du yomb. waaw mbir yi du yomb loolu moo tax aussi nous interpellons les Nations Unies parce que jaay doole bi dafa bëri ci àddina bi pour des intérêts géopolitiques ku nekk da ngay jaay doole fu neex ko ëpp doole sa morom donc ba tax na tey Nations Unies moo war a jóg wane fulla pour yi jeex ci àddina bi. Nations Unies nag fi ñu koy xaar bari na jamono ji sax ba ca la nga xamante ni xew na ci Libye bu ñu ñëwaatee ci mbirum tukkikat yi laataa ñoo taxaw sax ci Libye seen situation yéen ñi koy suivre de façon générale est-ce qu'entre temps am na ay amélioration ci wàllu respecter seen ay droits wala dañuy gën di dellu ginnaaw ci boor boobu. non amul benn taxawaay amul benn respecté boo xoolee tey. damay wax ni sax dignité être humain la ñu bafoué dañuy jalgati xam nga doomu aadama daf fort ñun nag tukkikat yi ñoo gën a sonn tey ci contexte bi ñu nekk tey parce que dañu nekk dans un contexte géopolitique boo xam ni miné par la menace terroriste les amalgames islam migration islam terrorisme tey soo xoolee fonds de commerce yëpp les partis d'extrême droite les ratés de la mondialisation leur fonds de commerce c'est l'islam et la migration tey ñooñu la ñuy jiñ di nekk islam migration mooy la mauvaise herbe bi nga xam ne dañ ko war a daggati. ba nga xam ne tey je crois que ñun li ñu gën a soxla en ce contexte là mooy la protection amul benn protection il y a un vide juridique dëkk bu nekk da ngay def lu neex wax nga ko sànq. cas sénégalais yi nga évoqué wax nga ko ak faneen yooyu yëpp tey dafa war a tax ñu xoolaat mbir yi teg des lois beaucoup plus universelles pour mën a protéger. mais lan moo waroon am ba xëy na tey ji nga war a mën a jóge fenn tukki nekk fa à l'aise xam ne fii boo wàccul yoon dara du la ci fekk ñu bañ a dund yenn situation yi est-ce que anam yi ñuy tukkee souvent di ko teg moom moo ko indi wala lan moo tax tey ji muy gën di métti ci kii bëgg. waaw anam yi mu ngi ci parce que dañoo tëj mbir yi dañoo tëj frontières yi dañoo wax naa sànq les discours amalgames les discours populiste ak yeneen ba nga xam ni li manqué tey mooy l'échec politique intégration mooy lëkkaloo ak yaatal bi nga xam ni war nañ ko yaatal gan xam nga dañu nekk dans un contexte mondial de mobilité croissante ñëppay tukki dañu wax ni 850 millions de personnes franchissent chaque année une frontière tukki moo yore àddina
dama wax ni moom moo nekk c'est l'épicentre de la géopolitique mondiale kon tey suy demee ni amee dëkk lëkkaloo metti war nañu xoolaat renforcer les processus d'intégration il y a le volet culturel le volet éducatif bi nga xam ni tey moo manqué au sein des populations pour wax ni tukkate yokkale ci doomu aadama. mais yaa ngi ne 850 millions de personnes gars yi gën a bëgg a dem mais fi ñu jëm tam gën a bëgg a tëju tamit. waaw fi ñu dem parce que menacé ci wàllu xëy ci wàllu leneen ba tax na. absolument solution bi ñenn ñi di kii ku nekk xool toog développer Afrique ñeneen ñi toog seen dëkk ñu développer ko est-ce que dina mën a sotti ci gis-gis woowu. waaw dina mën a sotti parce que tukki d'abord c'est un droit humain kenn mënu ko téye droit la boo xam ni kenn mënu ko dindi mais da nga wax leen surtout le cas de l'Afrique man tey d'accord ma sax ci tukki bi xam nga doo mën a téye nit ki soo bëgg a téye nit ki da ngay teg des mécanismes d'insertion socio-économique yoo xam ne daf koy téye man je suis pour que ñu xoolaat des relectures de la perspective en Afrique parce que am nañu lépp parce que li am tey nga delloo ci tey ci Libye gàcce la tey war na tax Afrique ñu fippu ñu liggéey parce que dëkk yi nga xam ne tey ñu si bëri ñoo ñuy accueillir tey boo xoolee il y a 50 ans dañu nekkoon des terres d'émigration ñoom dañu liggéey le rattrapage économique est possible su loolu amee nag je crois que suñu liggéeyee tey yu bëri du deñ mais au moins dinañ ko réduire à des proportions tolérables parce que tey jii quelle est la cause c'est la pauvreté. Quelle est la cause de la migration dëkk bu mel ni Sénégal migration dafa dem nga xam ne dafa nekk une pathologie ñëpp bëgg tukki toutes les théories se vérifient au Sénégal kon dëkk bu mel ni Sénégal war nañu xoolaat ay matuwaay tegaat d'autres paradigmes. mais boo xool Sénégal ak yeneen est-ce que mënuñu wax sax échec ci wàllu wutee seen i gone parce que bu ñu demee bay wax wàllu ko njaam ci Libye ñu dellu quand même des siècles en arrière ça pose problème. mais absolument ci dirigeants yi fi nekk actuellement. c'est un échec collectif des dirigeants africains li am nii. ñoom ñoo ci am une grande part de responsabilité parce que tey ay doomu Afrique mooy rey ay doomam à travers li am tey ba ñu leen jàpp di leen jënd njaay loolu je crois que wax naa ko léegi waroon na fax tey Afrique ñu xoolaat tegaat beneen tëralin pour mën a saafara lii parce que soo demee ba nga xam ni cette force vive bi nga xam ni tey ñoo war a ñoo continent bi ñuy daw foog ni Europe mooy solution alors que Europe du benn solution mirage la ba pare ñuy daw ba jàpp leen njaay di leen jënd di leen jaay je crois que loolu échec collectif la pour les dirigeants africains ñu war a xoolaat seen bopp tey Afrique dañu war a xoolaat parce que il doit y avoir un débat de fond nan la ñuy canaliser cette jeunesse là en mal de perspective boo xam ni tey li leen ko teg c'est l'absence d'initiative stratégique des dirigeants africains ba tax ni tey seeni doom di xaru ci géej gi je crois que tey dafa war a am une remise en cause tey dafa war a am une prise de conscience au niveau africain ba nga xam ci wàllu ñu ngi joxe ñoom njiit yi ak ñeneen sax Libi tam di setal deram ci wàllu woowu wàllu ko njaam googu du kon ñoom ñoo koy jëf en tant que tel mais bi coow li jógee Boubacar dafa mel ni xëy na njiiti Afrique yi ñu ngi koy door a yëg ku nekk di naqarlu di ko manifester alors que ça ne date pas d'aujourd'hui yéen seen télévision bi ñun bi ñu ñëwee Sénégal ba léegi foog naa ñaata yoon ngeen ñu fi invité ñuy poser les problématiques yi am Libye wax nañ leen ko les archives sont là tey jii effectivement ils sont en train de biaiser le débat boo xoolee on oriente affaire bi ci affaire esclavagisme mais quelle est la cause de la cause lan moo indi cette situation là c'est la gestion scandaleuse du triptyque immigration paix et sécurité bi nga xam ni tey moom moo indi une économie souterraine et criminelle boo xam ni moo jur le trafic d'êtres humains le trafic d'organes waxaguñ ko ñu ngi koy wax ces corps là fu muy dugg le trafic le l'esclavagisme le trafic de drogue et trafic d'armes cette économie criminelle là jur na plus de 10 milliards d'euros en 2016 xaalis boobu kañ lay profiter des lobbies qui influencent les dirigeants politiques moo tax kenn du wax yooyu yëpp tey dafa war a nekk lu ñuy leeral Afrique ni pataaral mel ni ñu yëgul di condamner bay convoquer sax ay représentants diplomatiques Libye pour biaiser le débat je crois que tey on profite de ce jour-là pour rappeler à la responsabilité et au sens de la dignité humaine xam nga tey dañu toroxal doomu aadama Afrique na jël ay matuwaay ils sont responsables de tout ce qui se passe et erreur bi nga xam ni tey moom la ñuy éviter dégg naa fan yëpp ñu ngi préparer naan est-ce que il y a lieu mu am une intervention militaire damay wax déedéet ça serait sombrer c'est-à-dire que dugal le continent dans une insécurité totale parce que on ne règle pas une crise migratoire par des armes migration fait sociale la. kon du guerre bi mooy saafara. mais guerre bi moom mooy lan tey prétexte la bu ñuy jël parce que tey il faut nga rappeler ni il faut xeex am ci àddina bi parce que dafa am ñoo xam ni xeexal leen di dundal
dafa am ñoo xam ne tey su xeex amul duñ jaay seen arme yooyu yëpp tey mu ngi fi Afrique moo war a yeewu on n'a pas besoin de guerre Afrique moo war a jël ay matuwaayam baa ngi gis ay sommet G5 nga xam ni cinéma la ñuy nax africains yi di laaj xaalis mais pourquoi l'Union européenne dégagé wul xaalis. ci beneen wàll tey ji monsieur Seye xëy na jamono jooju ñuy jaar ci yoon yu dëng yi ba xëy na mbir moomu ñu koy dund ci Libye mais am na ñoo xamante ne tukki nañu ci lu normal pendant plusieurs années ni ñu leen di woowee fii ay moodu est-ce qu'ils sont mieux lotis wala gis nga ni tam foofu jafe-jafe yi bari na seen wàllu sécurité surtout seen wàllu ëllëg ba ñu mën a ñibbi si fii parce que yenn saa itam ni ñu koy waxee Europe la woon nekkatu fa tey ji. voilà la woon nekkatu fa. Europe la woon nekk fu moo tax wax la il faut que ñu changer les perspectives parce que am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci ay difficultés bëgg a ñibbi soo nee cëpp ci mbedd Europe yi di nga ko gis ak yeneen yooyu yëpp tey dañ ko war a xoolaat ba pare aussi la fa nekkoon nekkatu fa tey jii boo xoolee feeñ na sax dans les transferts de fonds. est-ce que waruñu leen gën a jàppale parce que milliards yi ñu ngi koy dugal chaque année fii ci réew mi quand même. xool nu ñu leen gën a mën a taxawee. mais ñoom ñooy les soldats de l'économie du Sénégal ñun li ñuy dugal Sénégal moo ëpp l'aide au développement kon ñooñu war nañ taxaw yokkute rek lay nekk Sénégal bu changer de paradigme teg une vision beaucoup plus stratégique dans la gestion de ces flux-là. Les Sénégalais de l'extérieur pour camper le débat sur ñoom tey li ñu gën a soxla mooy la protection contexte bi ñu nekk tey nga xam ni tey soo xefee ñu jàppale soo xefee ñu jiñ la gis nga l'arrivée de Donald Trump démb gis nga Emmanuel Macron teg na ay loi pour expulser pour dissuader les flux migratoires yooyu yëpp nag lu ñu ciy génne une diplomatie à la hauteur des enjeux lañ ciy génne une véritable politique migratoire bi nga xam ni comme soubassement la protection de ces Sénégalais de l'extérieur yoo xam ni suñ ko organisé yokk lay nekk ci pour Sénégal yokk modèle aussi lay nekk pour l'Afrique. kon njiit yi foofu tam am liggéey bu am solo gërëm la bu baax monsieur Seye ci teewaay bi waxtaan wi am na solo waaye waxtu mi ngi ñuy dab fàttali ne bisub tey jii moom la ñu jagleel migrants yi ñu ci doon waxtaan ci ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi tukki ci yenn anam yi waaye it ñi jaar ci yoon terewul ñuy dund ay jafe-jafe yi. jërëjëf Ngoné. mi ngi noonu wéy kon ci wàllu xibaar yi ak wàllu tàggat yaram international sénégalais bii di Sadio Mané kon bokk ci ñetti joueurs yi ñu nominé ci Ballon d'Or 2017 mu koy xëccoog ak égyptien bi di Mohamed Salah ak doomu Gabon bi di Pierre Aubameyang kon ñoom la ñu war a tànn ci ñett ñooñu kan mooy Ballon d'Or africain Ligue 1 sénégalaise ñeenteelu journée bi diggante kon AS Douanes ak Guédiawaye boobee jongante kon. amoon solo loolu mu mel ni kon Douane moom moo ca mujj daan benn bal ci dara par farañinga Guédiawaye football club ci jafe-jafe yu mu nekk nag génn gu ci Moustapha Naam ci ab centre bu rafet ci la daal di dugal bii bi nga xam ne moo tax ñii di GFC daal di ñàkk jongante bi mu nekk ñetteeli défaite boo xam ne am nañ ko loolu nag tax ba seen entraîneur xaw a am lu ko métti. match contenu bi c'est-à-dire liñ fi wane tey ji wane na ne cette équipe là mais war nañ ko mën a respecter parce que war na mën a nekk nag ci loolu la ñu wane nag mais malheureusement encaissé nañu benn but boo xamante ni nii sóoraale wuñu ko woon parce que boobu c'est ñun ñoo attaqué mais da ngay xool ne xëy na jeunesse su équipe bi la parce que amuñu dëgg-dëgg amuñu woon jotu travailler sur le plan tactique sur plein d'aspects mais nous aurons le temps de le faire. ñi di douanier yi nag daal di teg stratégie bu am solo di jouer nag ci situation bi nga xam ne moom la Guédiawaye nekk ngir mën leen a bett ba gagné leen. match bi mais en premier mi-temps dañu bëggoon plier match bi coûte que coûte bi ñu ñëwee mi-temps ñun dañuy corriger rectifier ne ren équipe yi doo jouer ak moom mu jógee ci premier point championnat am motivé hyper motivé da ngay def nanka naxante ak moom patient loolu la ñu appliqué en deuxième mi-temps ñu demandé leen ñun def entraînement nañ ko répété donc moom lañ répété ñu patient. moo tax ñu am bii bu ñu am et puis ñu gérer suñu bii parce que 3 points tey on en avait besoin. naam am nañu ñetti défaite ci ñeenti match staff Guédiawaye am yaakaar ne dinañ jóge ci jafe-jafe yi lu yàggul dara. delluwaat ci liggéey bi moom du deñ parce que nous sommes là encore pour 26 journées plus les coupes dañuy liggéeyaat rek amuñu sax jotu di delluwaat ci gannaaw nous continuons à travailler parce que bu ngeen xoolee tey jii dëgg amoon nañu lu ñu génne fii ak dara c'est-à-dire que ku juger dëgg continue match bi xam ne nous sommes là et nous travaillons à exister. benn poñ ci ñeenti match Guédiawaye football club nag di dalal Casa Sport yaakaar fa am ndam ngir bañ a nag dal ci ab crise ci début de saison bi.
ci Ligue 2 moom AS Pikine nekk ci ay jafe-jafe subvention mairie bi kon ñu ni gisuñu ko ba tax na ña ngay woo képp ku di daal doomi gox boobee nga dugal ci sa loxo jamono joo xamante ni kon comité supporters yi ña nga woon ci cérémonie boo xamante ni doon nañ leen ca jébbal 5 millions njiital ARTP Abdou Karim Sall moo ko teg seen loxo Salif Sow. koppar yi la ñu ngi ko joxe ci kanamu askanu Pikine gépp maanaam ci kanamu supporters yi stade Alassane Djigo lañ ko joxee gaañile looloo waral ba waa bureau bu AS Pikine ñu ngi koy rafetlu jëf jile directeur bu ARTP moom moo ko def Abdou Karim Sall 5 millions la may équipe bi. accompagnement bi mu ñu defal yemul ci dooleem kese daf koy def ci dooleem mais également daf koy def ci accompagner ñu ànd ak ñun bokk ak ñun liggéey bi di la yónnee it ay suñuy remerciements à l'endroit de monsieur le président de la République ndax lii mu def nii pour jeunesse Pikine bi Pikine yëpp la ko defaral. mu ngi fubal ci Ligue 2 bi. AS Pikine ren lu mu bëgg mooy ñëwaat ci nu ma gënee gaaw ci Ligue 1 bi maanaam déwén ngir nag Pikine am loolu le faw ñëpp jàpp ci. instant bi mi ngi dund affaire boo xam ne métti na de telle sorte que comme ni ko le DG Abdou Karim Sall defee bëgg nañ Pikine waa yëpp que ça soit le maire Ablaye Timbo maire commune d'arrondissement yi bonne volonté yi ñu ci gën a déranger nag mooy société yi nekk à Pikine donc équipe bi am na talent am na lu mu mën a demee mais manque de moyens moo fi nekk ku gis public bi Pikine di drainer ak li nga xamante bi ni ñu ngi koy def ci biir football bi xam ne ñun mérito wuñu Ligue 2. Pikine jël na coupe de la Ligue Pikine jël na championnat bu Sénégal waaye Pikine boobu ba léegi dafay rës di wàcc te lii la kenn mënu ci dara lu dul ay koppar ñëpp jàpp ci. maa ngi lancé nag un appel à tous mes camarades ñi nga xam ne jotoon nañ ñëw ñi nga xam ne jotuñu woon a ñëw ñu ñëw ñun ñëpp ñu booloo jàppale AS Pikine. Pikine c'est notre fierté nous devons tous nous mobiliser derrière l'équipe derrière les dirigeants pour que ñu hissé ko ci niveau yoo xam ne yu kawe ci wàllu football. AS Pikine ci match bi moom moo gagné waaye AS Ngor 3-1 la ko dóor ci ñeenteelu bëccëgu Ligue 2 bi la woon. mi ngoog dal ci yéen kaay li ñu xëyee ak Barthélémy Ngom. dal leen jàmm aéroport international Blaise Diagne bu Diass gannaaw grève aiguilleurs ya maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy contrôler avion ya am na leneen lu fa xew l'observateur ne ña dëkkee fa dend ak aéroport ba ñu ngi bëgg a dee ndax dooley avion yi ak seen bruit Souleymane Ciss kenn la ci ñoom ay kàddoom ci biir yéene kaay bi mu ne bu roppalaan di romb day yaakaar ne këram ga dana màbb la ko waral nag mu ne kër ga ba mu koy tabax defu ci fer ay briques rek la jël ak ciment daal di ko tegle li ya tax mu tiit ne roppalaan ya danañu màbbal këram naka la noppi rek dëkkandoom di Moussa Ciss jël ne seen nopp ya duñu ko fekkee yéenekaay bi di réew mi ba tey ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass ak grève ga fa aiguilleurs ya doon amal sama naataango nag ne yàlla ak premier ministre de bu dul woon Mohamed Boun Abdallah Dionne lambaay dana ñaaw nde aiguilleurs yi dogu woon nañu ngir rek labbaliwaat grève ba François Paul Gomis secrétaire généralu syndicat gi jaboote aiguilleurs yi ay kàddoom ci biir yéenekaay bi di l'observateur nee na bu doon lu ñuy defaat duñ ci amee xaar ma yàlla maanaam dañ koy def ba mu saf sap wax ci leneen di mbiru parti socialiste la fay xew seddul PS mi ngi ci guuta ci tas la jëm bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di la tribune sama naataango ne ñi fa rek Khalifa Sall dey lancé nañu seen manifeste fale ca Kaolack laas ne li ñu bëgg moo di dàq Ousmane Tanor Dieng ci bopp parti bi ay ab commission ad hoc la ñu bëgg a taxawal ngir rek di gérer lii di parti socialiste ba noppi nag tànn candidat ci élection présidentielle gi ñu jublu ci atum 2019 Vox Populi ne jeex na nag ñi ñuy woowee ay rebelle ci biir parti socialiste tàmbali nañu guerre bi ak seen direction waa Khalifa Sall yooyee yéenekaay bi ne def nañu mobilisation gu rëy fale ca Kaolack niki ci week-end bi ndaje moomee sax ca la Barthélémy Dias jëlee kaddu dal ci kaw Abdoulaye Wilane mi yore kaddu parti socialiste nee na Wilane nit la koo xamante ni bu bët setee mu ne nguur gi la àndal bu guddee mu wax safaan ba maanaam di gëmloo nit ñi ne Khalifa Sall la àndal Khalifa Sall moomee maître Ousmane Seye wax na ci ay mbiram ci biir yéenekaay bi di quotidien moom la Mamadou Ibra Kane doon dalal ci grand jury mu ne mbiri Khalifa Sall bi dafa bari désinformation ak intoxication maanaam wax yu bari yoo xamante ni laluwul ci dëgg moom avocat bi faree ci nguur gi nag yokk ci ne procès politique bi ñu nekk di wax amul ci mbiri Khalifa Sall bi le ndaxte délit yi ñu jàpp ci Khalifa Sall du ay délit politique ci gàttal daal moom maître Ousmane Seye nee na mbiri Khalifa Sall bii benn politique lalu ko politique u Macky Sall dara ci baaxul Idrissa Seck moo ko wax sama naataango yi les échos idi crash du venin sur Macky Sall yàq na ko lu mel ni xeme la sama naataango wax moom njiital parti réew mi nee na Macky Sall dafa il faut que mu bàyyi di def semblant Macky Sall du sàmm ay kàddoom ak i engagement am ci gis-gisu Idrissa Seck mu yokkal ko ci ne ubbi ab aéroport gu noppeegul catastrophe gënu ko rëy moom Idrissa Seck ka muy waxal di Macky Sall mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di Soleil ci diggu sib Maroc ci CEDEAO moom njiitu réew mi nee na ñu ngi
nekk di xaar rapport yi ñeel impact bi ci noonu le quotidien ne CEDEAO mu ngi xoolaat ay kartam ba xam ndax Maroc dina dugg CEDEAO am déet lii moo tukkee ci ndaje gi njiitu réew yi doon amal fële ca Abuja. enquête ci geneen wàll dafa gëstu ci ndono yi fii ci Sénégal bari na ci ay njaboot yoo xamante ni ndono tax na ba ñu tas li ci ëpp nag ci séddoo kër yi lay jógee ndono nag am na lu ci yoon wax waaye du ñëpp a ko xam tàbbi ci tàggat yaram ak yéenekaay bi di record mi xëy jox kàddu kii di Idrissa Gana Gueye nee na ci coupe du monde gii ñu jëm mën nañu def lu raw fuuf la amoon ci atum 2002 en tout cas daal war nañu bind seen histoire bopp la ci Moussa Ndiaye yokk ci Asport moom mi nga xamante ni bokkoon na ca mondialiste ya ca atum 2002 yéenekaay bi di stade ci wàllam sampap laaj ne ndax Demba Ba dana dellu si ngir bokk ci gaynde yi war a dem ci coupe du monde ci atum 2018 yendoog jàmm. mi ngoog ñu yendoog jàmm gërëm ko Barthélémy Ngom jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñaanal leen kon ngeen wéy di ànd ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.